asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Kifne TV ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak jëmmam waaye di leen ziar di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu leen di ñaanal yàlla dellu si leen ci seen i njaboot waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoom la seen yaram sutante ñu ne ci hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu si waa ci seen i njaboot waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa toogal ci plateau bi ku ci mel ni Sonia maa ngi koy béggee di ko ziar di nuyu El Hadj Malick di ko ziar bu baax waaye di nuyu téléspectateur yëpp di waaye du ma ñu fàtte sama caméraman maa ngi koy nuyu di ko ziar ñu dellu see waat ak yéen ci seen émission nañ ko waxtaane nag nii lay demee saa su ne si actualité rek lay dox tey nag fas yéene nañu waxtaane li nga xam ne moo di actualité bi xew fii ci Sénégal muy li nga xam ne moo di hôpital Dantec bi ku ne xam ne ci fan yi loolu rek moo ne Sénégal waaye rawatina dund bu seer bi damay bàyyi rek ak sama naataangoo yi toog ñu nuyoo ñu dellu see waat ci li nga xam ne moo di waxtaan bi Sonia maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. su fay naa la nuyu El Hadj Malick sama sëriñ macha allah nuyu sénégalais yëpp di leen wax ni rek comme ni nga ko waxee seen émission waxtaane saa su nekk ak thème bu bees ak actualité rek la ñuy waxtaanee lu soxal population bi lu yitteel population bi macha allah dama lay bàyyi rek ñu wéyal waxtaan bi kon. fay di la béggee bu baax di la laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram waaye di wax rek del nuyu ñi nga bàyyi kër ga am na ci solo waa nu tuddati dëkk ba Grand Yoff waaye damay nuyu sunu sëriñ sunu xarit El Hadj Malick borom tur bu neex bi yàlla na sa jàmm yàgg di la dalal si émission nañ ko waxtaane El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal gi ñëpp rawatina ak sama yaay moo bàyyi ci suuf Adja Ndeye Faye aussi tamit maa ngi leen di rafetlu bu baax si invitation bi parce que lii moom action bu nice la voilà franchement. di la jaajëfal bu baax El Hadj waaye nag dañuy wéyal waxtaan bi rek tey ku ne xam ne dañu ñëwaat ci waxtaanee nañ ko waxtaane dañuy ñëwaat ci émission bi nga xam ne moo di li xew ci Sénégal actualité bi xew muy hôpital Dantec hôpital Dantec nag déglu nañ ki nga xam ne moo di directeur hôpital ba mu am lu mu wax joxe ay kàddu ki nga xam ne moo di monsieur Babacar Thiandoum mooy directeur ba Babacar Thiandoum nag bu ñu ko seetaanee mu ngi naan lépp lu ñu def hôpital Dantec bi rek ñii di personnel bi ñi nga xam ne ñoo di malade yi waxtaanee nañ ko ak ñoom ba tax na moom tamit lii la ñuy jot a wax rek dañ koy bàyyi ñu déglu ko ki nga xam ne moo di directeur bi bu ñu paree ñu xool ki nga xam ne tamit personnel la mu ne ci biir hôpital ba moom it ci biir waxtaanam moom di personnel bi lépp lu directeur boobu wax di Babacar Thiandoum docteur Babacar Thiandoum moom démentir na ko parce que moom nee na lépp lu ñu waxtaanee rek personnel bi ak malade yi nangu nañ ko waaye ki nga xam ne fa lay liggéey moom tamit d'accordul parce que nee na lépp lu kii wax rek moom d'accord parce que ñoom d'accorduñ ci li nga xam ne moo am ca hôpital ba. yàgg la hôpital la bu nga xamante ne am na tey téeméeri at ak fukk ñun ñëpp ñu jàpp maase ne hôpital bi war nañ ko baxaat. loolu sama naataango d'accord na ci te loolu ànd nañ ci ñu jàpp ne hôpital Aristide Le Dantec comme ni koy nit ñi di waxee ne dañ koy tëj man toujours damay wax ne hôpital bi duñ ko tëj dañu jël service yi délocaliser leen yóbbu leen ci hôpital yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Sénégal ci hôpital yooyu mun naa ci lim hôpital Dalal Jàmm bu nekk Guédiawaye hôpital Abass Ndao hôpital Fann hôpital d'enfants bu nekk Diamniadio hôpital Pikine hôpital général de Grand Yoff hôpital militaire bu Ouakam ak ay centre de santé yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi biir Dakar te ñu am capacité mun a accueillir ay malades donc hôpital Aristide Le Dantec dañ koy délocaliser pour libérer services yi bu ko defee ñu tàmbali liggéey bi nag dafa am chronogramme bi bokk na ci tàmbali liggéey bi au mois de septembre donc loolu moo waral ñuy déménager service yi avant ñoo déménager service yi am nañu plan de délocalisation plan bi nag waxtaan nañ ci ak kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk structure sanitaire yi nga xamante ne ñoom la ñu choisir valider leen pour toxal foofu service hôpital Aristide Le Dantec donc hôpital Aristide Le Dantec même bu fekkoonte ne dafa am délai 1 mois 2 mois 3 mois ak délai yi nu mu munti demee du ñàkk mu am coow parce que hôpital bu yàgg la hôpital bu siiw la hôpital bu am histoire la hôpital bu
hôpital de référence la ci Sénégal, hôpital de référence la ci Afrique. malade yi doon fajoo hôpital Aristide Le Dantec ñu ngi nekk ci njàqare, ñu ngi nekk ci métit, ñu ngi nekk ci jafe-jafe rawatina ñi nga xam ne dañoo am feebaru cancer. ñëpp xam nañ ne la seule radiothérapie, le seul appareil de radiothérapie boo xam ne mun nañ ne jak na ci Sénégal mooy bu nekk hôpital Aristide Le Dantec. Or appareil boobu boo ko déboulonné hôpital Aristide Le Dantec, nous avons 98 voire 99% de chance à ce que cet appareil ne fonctionne plus. xaw ma ndax yaa ngi di fàttaliku appareil bi bu ñu ko jëndee yàggul. xaw ma ndax yaa ngi di fàttaliku dafa amoon appareil radiothérapie hôpital Dantec muy panne di panne ñu xeex ba état jënd appareil bu bees. waaw xanaa ñii bi ñuy jënd appareil radiothérapie bu bees di ko installé foofu xanaa xamuñu woon ne dans 2 ans dans 3 ans dañuy déménager à hôpital Aristide Le Dantec. Les derniers travaux effectués à l'hôpital Aristide Le Dantec, c'était dans l'année 2022. bu ngeen demee hôpital Aristide Le Dantec da ngeen di gis ne jusqu'en 2022 il y a eu des travaux mais xanaa ceux qui ont permis ces travaux-là te travaux yi day jar xaalis xanaa xamuñu woon ne en 2022 dañuy déguerpir l'hôpital Aristide Le Dantec. Voilà des questions à se poser. Jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de mars, il y a eu des travaux dans l'hôpital Aristide Le Dantec. lu xew li xew mooy président Macky Sall xam na ne du am 3e mandat, xam na ne du am 3e candidature, mu bëgg a gaawantu saaxi suñu suuf. Et ce qui est scandaleux, c'est au détriment de la santé des malades, au détriment de la situation des travailleurs et de leurs familles. Et ça, c'est extrêmement grave. ma ne bëgg suuf bëgg alalu àddina warul tax nga sànq ay doomu aadama. hôpital bi nag directeur bi monsieur Thiandoum mu ngi naan docteur monsieur Thiandoum mu ngi naan hôpital bi ñu ngi ko sañ ci 1902 ah 1902 ak léegi mu nekk 110 ans 1912 ah ak léegi mu nekk 110 ans. ba tax na moom tamit nee na yàgg bi hôpital bi yàgg moo waral li nga xam ne ñu war koo toj mais nee nañ du toj du tëj toxal la ndax moom directeur Thiandoum nee na dañuy jël hôpital bi toj ko mais du toxal du tëj parce que dañuy jël ñi nga xam ne ñoo di malaat yi déplacer leen ci yeneen hôpitaux yi ak ñi nga xam ne ñoo di personnel bi waaye personnel bi ku ne dégg na li mu wax parce que hôpital yi dañu xat Sénégal hôpital Sénégal dafa xat. am na ñoo xam ne ñu ngi leen waroon jox rendez-vous seen rendez-vous weer bi la waroon doon da ngay xool dañu leen di yóbbu ba beneen weer dañuy bàyyi rek ki nga xam ne moo di El Hadj Sama Ndijoor mu am lum ci sànni ay kàddu tuuti rek. encore une fois maa ngi lay ziar di wax ne dugg nga ci sujet bu am solo sax voilà macha allah voilà hôpital Dantec nag en manière générale mën nañ kaa considérer comme patrimoine national parce que yàgg na fi depuis 2012 voilà je pense mais lu ma xam ci wàllum construction bi. voilà ñu nekk ci hôpital boobu noonu dañoo confié woon Macky Sall depuis je pense 2012 xaw ma 2013 benn budget de construction quoi boo xam ne construction progressive lay nekk en fait. voilà yeneen 3 hectares yi nekk ci hôpital bi voilà ñu jëm kaa tabax en attendant ñu jël maladie déplacé leen fa sans ñu porter leen préjudice. maa ngi dégg sax mu ne ñoom monobloc lañ soxla moo tax ñu jël 3 hectares yi mën na def loolu 3 yi des ñoom dañ koo jaay. voilà xam nga. en ce moment nii fu réew mi toll nii voilà gis ngeen crise sanitaire bi fi nekk voilà donc waruñoo jël ay 3 hectares di ko jaay en fait donc pourquoi pas ñu jël yeneen 3 hectares yooyu noonu tabax ci hôpital en attendant ñu jël maladie di leen déplacer loolu nànk par nànk ba bañ leen a porter préjudice aussi tamit bañ leen a affecté ci yeneen hôpital voilà loolu sax d'une part moom moo nekkoon yoon voilà mais ñoom procédure bu ñu ko defee dafa xaw a agressif te loolu arrangé wut en premier lieu agent contractuel yu nekk foofu arrangé wut en 2e lieu fonctionnaire yi arrangé wut en 3e lieu aussi tamit maladie nekk foofu voilà. solo parce que 6 hectares yooyu comme li mu wax rek bu ñu jëloon 3 yi jël comme te nee nañ monobloc lañ soxla maanaam 3 yi kon bu ñu bàyyi woon benn 3 hectares bi mën nañ fa jël personnel bi ak malaati dugal leen fa lu am solo la parce que booy xool malaati instant bi ñu ngi ci njàqare
ndax hôpital boo dem instant bi Sénégal leer na ne ñëpp boo duggee hôpital danga naan ñëpp danoo feebar léegi bu ñu jëlee ñëpp transféré leen ci hôpital yi ba pare bu ñu paree dinañ dugg ci li nga xam ne moo di crise bi nga xam ne am na ci biir hôpital ba parce que personnel bi doonu woon docteur kese doonu woon tamit ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon maanaam contractuel doonu woon ñi nga xam ne tamit embauchement lañ fa woon kon crise juddu na déjà beneen crise juddu na déjà biir Sénégal ñu bàyyi Sonia mu développé rek tout. merci beaucoup Mastou comme ni ma la ko waxee chaque jour rek loo xamante ne débat sociétal la loo xamante ne day susciter xolu société bi day laal xolu société bi en fait boo ne Aristide Le Dantec rek ñu bëri dinañ am tiis ak njàkkaar comme ni nga ko waxee tout à l'heure ñoom génn nañ def ci ay joxe ci ay information mais information nekk na loo xamante ne yeggul carrément ci population bi parce que bañ ne démobilisement wu hôpital Le Dantec rek dafa jur benn étonnement au niveau de la population mu jur benn débat boo xamante ne ku ci nekk rek joxe woon na ci idée wam ku ci nekk joxe na ci xam-xamam ak xelam waaye ce qui était plus probable man chaque jour la may wax rek lépp lu ñu munti def rek comme ni ñu ko waxee patrimoine national la ñoo ko bokk Sénégal kenn moomu ko waroon nañoo bien informer bu baax population bi xam bu baax fan la ñuy jëmale suñu patrimoine wax ci bu baax surtout nag tey jii bu ñu ne contractuel ak ñu fay liggéeyee fonctionnaire yooyu yëpp mu nekk loo xamante ne day ajouté wu à un autre problème de la population loo xamante ne day suscité leneen loo xamante ne macha allah kenn mënu ko wax daal li yëpp mais daal lu mooy lan prochainement daal lépp lu ñu munti def ci patrimoine national bi nañ ci waxtaan ak population bi génnee ci ay information yu leer yoo xamante ne nit ñi kat buñ toogee dinañ ci mën a débat bu clair. débat bu clair am na ci solo léegi Asmalik ñu ne hôpital bi am na 110 ans boobu ak léegi ci biir 110 ans yooyu nee nañ ñu xool ne hôpital bi yàgg na ba buñ ko fa bàyyee dina juraat yeneen jëye liy indi jëye yi nee nañ li ko waral mooy li tax ñu def lii jëye boobu la ñuy bañ mu dal ci kaw population bi ba tax na nee nañ ñoom tëjuñu dañuy liggéeyaat léegi may laaj rek dafa am ñu ne dafa amoon benn sénégalais bu ñëw teg ay milliards pour jël kii bi marche bi nga xam ne mooy hôpital bi liggéey ko ñoom ñu bañ dem jox ko ñi nga xam ne maanaam bokkuñu ci réew mi ay nit ñu xonq loolu lan nga ci xam. bon lu ma sa xam voilà boo xoolee fii suñu autorité sénégalais ñu ci bëri dañuy am ay prime de signature tu vois da nga may jaay terrain bi tu vois après di nga ci am lu bëri en retour sans yow tenir en compte l'intérêt général mais l'intérêt privé voilà donc. boo xoolee hôpital bi comme ni ma la ko waxee depuis 2013 gars yi joxoon nañ gars yi benn construction progressive pour gars yi def ko ci hauteur de 60 milliards je pense. voilà ay 60 milliards yooyu et quelques mais état bi da leen di wax ne leen voilà amul suffisamment de fonds pour def ko diggante 2013 ak jusqu'à aujourd'hui te boo xoolee état bi ci diggante boobu def na fi ay construction yu bari. boo xoolee stade Ablaye Wade bi boobu def na ci 115 milliards ci distance 1 an 6 mois boo voilà terre bi aussi nga ñëw aussi tamit ci Dakar Arena bi presque 66 milliards arène nationale 32 milliards kon loolu nan lañ ko mën a expliquer tu vois que loolu d'une part yëfu maa tey la voilà parce que affaire santé dafa nekk quelque chose de primordial voilà ci bu réew voilà avant tout la santé voilà c'est ça donc ñoom seen projet bi ni nga ko doxalee noonu moom c'est vraiment catastrophe voilà te lii même boo indi woon benn élève bu CI sax da ko expliquer lii danaan leen lii ñu def di yoon voilà sénégalais nag seen xel leen yor di xalaat xam nañ lu baax xam nañ lu bon mais Macky a complètement pété les plombs dans cet aspect voilà. parce que ñun sénégalais yi dañu war a respecter suñu bopp avant tout parce que ñàkk a respecter suñu bopp weesuwul ba ci li nga xam ne moo di autoroute à péage bi benn sénégalais ñëwoon na pour teg xaalisam pour ñu liggéey ko ñu bañ ko ba jëliwaat ñi nga xam ne ñun suñu lépp foog nañ ne nit ñu weex ñi rek dañu war a jiital kon ñun sénégalais ñun suñu bopp lii dañ koo war a bañ ba ci hôpital Dantec bi ndax benn sénégalais ñëw na taxaw teg xaalisam pour liggéey ko ñu bañ ko dem jël ay milliards yu ëpp lu kooku laaj dem jox ko kooku pourquoi pas ñun suñu biir ñu respecter suñu bopp gëm suñu bopp ba tax ñuy wax ci li nga xam ne rek moo di crise bi déjà hôpital Dantec boobu jur na crise lu tax mu jur crise waxuma sax ña fay liggéey mais ñi doon fobeere ci biir hôpital bi ñi nga xam ne ñoo yoroon yenn liggéey ci biir hôpital bi ñi laan jaay añ ci buntu hôpital bi déjà beneen crise dafa judd ci Sénégal
ba ak dund bu seer bi ñu nga xatee hélas dund bu seer bi crise bi nga xam ne rek def nañ ko ci dolli nañ ko war ci beneen ci biir Sénégal ci fi ñu toll nii loolu lan nga ci xam. voilà en ce moment nii ñu ngi dund double choc comme ni nga ko waxee choc sanitaire jékki-jékki affaire denrée alimentaire rek yooyu noonu. voilà xam nga nit ki nag d'une part boo ko waxee aspect négatif am il faut nga wax ko aspect positif am parce que boo xoolee crise bi c'est international comme donc pays yu bëri yëg neen ko. voilà Macky nag donc j'ai entendu dire que qu'il a déployé des moyens en donnant 97 milliards ci maanaam distribuer ko maanaam famille yëpp. tu vois xam naa nag am na ñu si jotagul mais mi ngi en cours te aussi tamit j'ai entendu dire Assome Diatta ministre du commerce naan donc boo xoolee blé bi Macky Sall def na si je pense 14 milliards tu vois pour maanaam gën a améliorer prix yeeg yooyu parce que xam naa ne loolu moom bu ko defutoon mburu yi yu muy jar ay 175 yooyu 175 xam naa ay 200 et quelque lay jar ak yooyu noonu voilà loolu tamit d'une part aspect bu baax la voilà mais santé bi la gën a war a privilégier parce que boo xoolee fii dëgg na defar na fi ay hôpital mais hôpital yi reflété wul une originalité parce que boo xoolee hôpital yi bëri amul ay matériel man ngay mën a inaugurer hôpital boo xam ne amul ay matériel tu vois ak yeneen te hôpital Dantec bi dañoo xeex ba mu nekk hôpital national voilà hôpital bu mu njëkkoon Afrique bi yëpp ko bokkoon ay béninois comprendre nga ay voilà ñëpp ñoo daan ñëw di fa faju ay français yooyu yëpp mais ñoom dañoo xeex ba hôpital bi nekk national kon donc hôpital bi dañ kaa war a téye defar ko suñu bopp voilà mais hôpital boo xam ne 400 malades la doon jël je pense dem bay jël ay 1200 et quelque xanaa loolu mën ngaa yokk hôpital bi def ko hôpital maanaam au moins 6 hectares. 3 hectares. bon donc voilà. nekkatu sa national international la instant bi. voilà effectivement loolu tamit d'une part métti na loolu te boo xoolee hôpital Dantec fu mu nekkee dafa yéeme mi ngi nekk ci Dakar Plateau voilà ci taatu géej loo xam ne day dépendant dafay am environnement bu baax aussi tamit moo nekk espace bi gën a sécurisé parce que mi ngi nekk ci côté palais voilà kon donc espace boobu noonu da nga kaa war a téye sàmm ko. tu vois def fa ay infrastructures yoo xam ne dina mën a développer Sénégal mais pas nga jël ko di ko jaay ay étranger yoo xam ne après bu ñu jógee da ngay jël xaalis bi yóbbu seen dëkk kon donc loolu ça pose énormément problème comme ça nga ni nga ko waxee tu vois gën naa métti affaire yi parce que crise dund bi mi ngi ñëw affaire hôpital bi ñëw si day gën a métti parce que comme ni nga ko waxee 90% foofu ce sont des agents contractuels 10% ce sont des fonctionnaires ce sont des agents nommés dans un emploi permanent titularisé dans un grade de la hiérarchie des corps am na tamit ay yeneen commerce yoo xam ne comme ni nga ko waxee jaayam añ beeg yooyu loolu yëpp maanaam dafay impacté fépp voilà parce que lépp dañoo lié affaire commerce bi affaire santé bi lépp dañoo lié biir Sénégal voilà kon donc si benn système bu amee fayal rek kon donc dafay répercuter ci yeneen système yi loolu ñun ñoo koy yëg ñun maanaam sénégalais yoo xam ne voilà ñu si bëri amul moyen tu vois day métti lool. doy na waar ba tax na damay bàyyi rek soñaa it mu sànni ci kàddoom parce que loolu hôpitalu Dantec bi fu mu ne jur na beneen crise la jur parce que ñi ñu wax noonu ñëpp bi may seetaan démb benn koo xam ne mu ngi liggéey ci biir hôpital bi ndeysaan daloon daan dooleem ci ñi nga xam ne ñooy nettoyer am na ñoo xam ne daan nañ def ay courses ngir di ci daan ngir di ci am lu ñu dundalee seen njaboot dèjà amatuñ ko yow soñaa lan nga ci xalaat rek lan nga ci ñaax ki nga xam ne mooy sunu président Macky Sall ban jàppale la war a jàppale ñooñu nga xam ne fa lañ ne woon daan seen doole. waaw macha allah Massou mu nekk lu am solo laajte bu am solo parce que tey crise hôpital la Dantec comme ni nga ko waxee ña fa daan liggéeyu ñu si bëri perte nañ seeni emploi mu nekk loo xamante ne da leen di mener à la chômage te ñëpp xam nañ ne chômage bokk na ci loo xamante ne aspect sous développement la parce que tey bu chômage amee rek jeunesse bi liggéeyatuñu ñu bëri liggéeyatuñu nan la ñuy dundalee famille bi sous développement bi day gën a am place day gën a jël terrain que comme ni nga ko waxee rek nan lañ ciy ñaaxee monsieur le président de la république monsieur Macky Sall que nañ jàppale ñooñu noonu wut fu ñu leen di caser jàppale leen et pourquoi pas Aristide Dantec ñu delloo si waat ko def ko comme niñ ko fallait pas que ñu jaay daal 6 hectares yu ñuy wax noonu 3 hectares ñu bañoon koo jaay def ko hôpital gën koo ngandeel gën koo rëyal mu am espace ñu gën cee dugal yeneen jeunes ñu liggéey mu neex pour développement bi daal
comme ni mu ko waxee rek en 2035. El Hadj Malick dama koy bàyyi rek moom El Hadj ndax dama bëggoon mu waxal ma tuuti li nga xam ne moo di crise bi am ci Sénégal booloon ñaax ki nga xam ne mooy son excellence monsieur Macky Sall ban côté la ñuy dimbale population bi ba crise bi xaw a wàññeeku yow ci loolu lan nga ci gis. voilà Macky Sall mooy yu mu war a def bëri na loolu d'une part parce que comme sànq sama jigéen lu mu ko waxee voilà wàllum chômage bi parce que fii boo xoolee système éducatif bi dafa tombé en faillite parce que da ngay gis étudiant boo xam ne dem na ba master am doctorat am du mën a liggéey voilà sans oublier aussi comme sànq nu mu ko waxee voilà ñoo xam ne ñu ngi doon fodéere si hôpital yeeg yooyu noonu di waa loolu tamit après d'une part da leen di affecté voilà donc comme ni mu koy waxee sànq yaa ngi doon wax ci affaire crise bi ma ne la il a déployé 97 milliards mais 97 milliards yooyu dafa néew parce que ñun avant crise hôpital bi rek amoon nañ problème pour gérer wàllu chômage beeg yooyu kon lii bu ñëwee dafay triplé wu war a mu doublé wu kon donc 97 milliards yooyu néew na lool aussi tamit day wax maanaam Sénégal émergent voilà mais Sénégal buy émerger d'une part jeunes yi la war a jaar jeunes yi dañ leen a war a jox maanaam quelques ambitions di waa ñu xam fu ñu jëm mais en ce moment ni jeunes yëpp découragé nañ parce que li ngay gis ci réew mi métti na lool doy na waar lool parce que boo xoolee la majorité des jeunes léegi ñu ngi jël gaal gi di dem voilà ñoom ñëpp seen yaakaar dafa tas parce que da ngay gis président bu toog promettre ne bu ma toogee dinaa def tant emploi voilà bu ñëwee xaaj bi wala un tiers yi sax du ko def voilà loolu d'une part métti na lool man daal en tout cas lu ma koy ñaan mooy mu matérialiser ay promesses am voilà loolu laa koy ñaan te xam naa ne loolu la koy Sénégal yi yëpp di ñaan voilà. ni réew mi metti na lool metti na ba àgg ci lool comme ni ko sunu mag ñi di waxee ba tax na sunu président monsieur Macky Sall li gën a am solo mooy élèves yi nga xam ne jàng nañ dem ba université am seen master am doctorat te mënuñoo am liggéey. doon na lu metti parce que man gis naa koo xam ne dafa dem génne mujj gi génneel bépp diplôme bu mu am wala ay kayitam xotti ko li ko waral mooy dafa jàng ba sonn amul liggéey yooyu tamit surtout yu mel noonu moom war na ciy taxaw parce que yow nga jël sa àdduna yëpp def ko ci jàng ba desu lu dul nga liggéey yow ngay wër di jaay ndox parce que bëri na fi booy xool ñiy jaay ndox marchand yi ñu bëri booy xool dañu jàng ba yey seeni kayit amuñu liggéey ba pare beneen bi mooy li nga xam ne moo di santé bi wàllu santé bi ndax ku wérul doo lekk parce que wér dafa am solo avant tout la santé na ci taxaw jeunes yi taxaw hôpital yi ndax hôpital yi du fii rek nag moo am problème de barki démb maa ngi seetaan benn dëkk foo xam ne nii hôpital ba maara deytaani ku ñuy wax ki nga xam ne moo jiitu ngëm sa bopp mooy Bougane moom laa gis mu dugg fa hôpital yi booy xool lal yi pajaas la hôpital bi amul lampe dal yi dafa xar kon déjà kon hôpital yi màgget ñu war koo toxal bari na kon lépp duñ ko bàyyi Dakar nañ tamit di dugg ci ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi ñu leen di gëstu ndax man dem naa dëkk boo xam ne amul sax hôpital boo xam ne fa la jigéen ñi ñu war leen réewle amu fa ndax man dama dem benn néeg lañ am ci digg dëkk ba néeg bi ñoom bañ nañ ko ba ñu ngi ko tuddee néegu dee te ñoom nee nañ fa la ñuy réewlee seeni doom amul kii mairie dëkk bi ñooy génne dugg ci biir néeg boobu réewle xale bu jigéen bi mu am doom soit que mu dund soit que mu bañ a dund mook doom ji kon déjà avant tout la santé kon sunu président Macky Sall lépp nekkul Ndakaaru nañ gëstu waa àll bi parce que am na ci solo ndax daanteeg bee tamit li ma wax rek crise bi dafay gën a metti parce que boo amee contrat dinañ am fu ñu la mën a dugal boo amee li nga xam ne moo di ni ñu ko xatee embauchement di nga am fu ñu la dugal mais am na ñoo xam ne comme sama genre gi dañuy ñëw di liggéey journalier ñu leen di fay par semaine wala par weer ndax fépp la am journalier yooyu kenn du leen gestu kon dañuy delluwaat en chômage dootuñu liggéeyati ba tax na ñun ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo ne ci kanam ñi nga xam ne ñooy dimbali nit ñi nañ dimbali ñooñu parce que am na solo fu mu ne Sénégal metti na lool crise bi doy na waar Sonia ñu bàyyi la rek nga développé ci tuuti ñu tàggatoo. damay dellu tuuti en arrière par rapport ak étudiants yi ngeen wax loo xamante ne day ñëw renforcer nu mu tudd rang pléthorique des étudiants en chômage surtout après les études. nañ wax ne dans nos universités tamit dañ fay indi ay filières yoo xamante ne tey boo ci génnee sax tu sauras pas quoi faire y a plein de filières inutiles yu ci bëri yoo xamante ne amuñu benn importance dans nos sociétés da ngay dem ci yenn filières benn étudiant nga ne ko lii nga jàng mu jàng ko licence ba doctorat
mënul wax sax signification filière boobu noonu wala mu wax la ci loo xamante ne lu concret la wala tey boo xam ne boo génnoon yan métier nga am à ta portée du la ko mën a wax ils savent pas loolu moo gën a waral tey étudiants yi bu ñu génnee ils savent pas quoi faire dañuy gën a rendre pléthorique le rang des chômeurs loolu day gën a metti surtout ñuy wax ba tey ci crise bi dund bi metti na trop macha allah ñëpp yëg nañ ko Sénégalais yëpp yëg nañ ko instant yi ñëpp yëg nañ ko famille ak fépp lañ koy yëgee école baak université hôpital yi fépp lay mettiwee macha allah di wax ni rek di leen di massa coono waat Sénégalais yëpp di leen massoo coono rek waaw. ñu ngi lay béggee bu baax tey nag lii lañ indi woon ci émission nañ ko waxtaane dugg nañ fi nga xam ne moo di hôpital Dantec ba gën faa gëstu li nga xam ne moo fay dox jamono bu mu toll nii ñu fekk fa sunu seen directeur bi nga xam ne moo di Babacar Thiandouma ñu fekk ko fa mu am ay kàddu yu mu sànni wax ko fa waaye ñu fekkaat fa ñi nga xam ne ñoo di personnel yi démentir nañ li mu wax lépp ndax ñoom nee nañ ànduñu ci li nga xam ne moom la wax noonu rek lay demee Sénégal nii la demee saa su nekk rek nañ ko waxtaanee lii lay indi waaye di ñaax ñi nga xam ne rek ñoo yor hôpital Dantec bi ndax li El Hadj Malick wax am na solo ëllëg que ñu koy tëj nañ jël beneen côté bi comme te ñoom monobloc lañ soxla xanaa 3 hectares yi des mën na monobloc des n'est-ce pas nañ fa dugal ñi nga xam ne ñoo di malaat yi ñu faj leen fa parce que koo yóbbuwaat dañ koy delluwaat à zéro ndax mënuma fekk El Hadj mi mu yor malaatam war ko suivre ñu di laat ko beneen malaat day metti pour mu suivre que normal sax du am kon nañ jël malaat yi yóbbu leen ci beneen 3 hectares bi faje leen fa li des ñu daaneel ko liggéey ko mu gaaw ñu faj nit ñi parce que avant tout la santé toujours nit ñi wax ko métti na métti boo xam ne borom doole yi xàmmeetuñu dara fu mu ne lii moo dañ ci xol yi maanaam yërmande ndax yonente bi daan na ko wax ne mujjug jamono yërmande day dañ ci xol yi kon dèjà yërmande moo dañ ci xolu nit ñi ba tax na yow mi malaat yow yaay dem rek de am na ñoo xam ne dañuy dem di souffrir ci hôpital yi ñu leen yóbbu ba seen dee tax mën na ca nekk parce que li ma wax rek kenn du la contrôler ndax mënoo yor sa malade ay malade ñu indil la yeneen malade tegal la ko fa contrôle bi mu waroon a am ci docteuram du ko am même dañu jël docteur yi fa dem sax xam nga lu tax problème di am hélas su mu jëlee docteur bu nekk fële Dantec yóbbu ko hôpitalu principal mu bokk ak ki nga xam ne ñun ñaar ñoo bokk la ñuy liggéey nga ñëw teg ko sama wet jalousie dafa yomb ci ñun dèjà la nga war a liggéey duñ la ko may nga liggéey ko ndax kenn ku ne da ngay bëgg a wan sa morom ne man maa la sut maa la mën loolu dafay bëri dafa nekk ni loolu du fa ñàkk coono boobu ñoom docteur yi dinañ ko dund muy ci fañ ñañu fekk ji muy ñoom ñi ñuy indi kon nañ dimbali doomu aadama yi ba tax na lii El Hadj Malick wax am na solo 3 hectares bi nga xam ne tojaguñ ko nañ déplacé lépp teg ko fa nit ñi faju dem ñibbi ku mën a fanaan ku mënul fanaan malaat yi ak docteur yi fanaan dox dëgg yàlla man loolu laa gis El Hadj dama lay bàyyi nga tàggatoo rek bu la neexee nag nga sànniwaat ci loo xam ne ni mu ngi sa xel ñu doog a tëj. man lu may wax rek mooy je réitère des propos. lenn rek laa bëgg mooy Macky Sall mu matérialiser ay promesses am loolu rek laa bëgg encore une fois Macky na matérialiser ay maanaam promesses am 3 hectares boobu mun na kaa defar ci 6 mois 7 mois parce que gis nañ fi ay maanaam ay yenn grand réalisation yoo xam ne voilà moom moo ko def ay 7 mois la am je sais pas genre yooyu noonu voilà nga dem inauguré yooyu mais lii moom mun na kaa def quoi en fait voilà ci compétence am la te xam naa ne lii jaaxlu ko. voilà xam naa nag am na leneen loo xam ne mi ngi ne si suuf mais xam naa nanga wuñu koo wax voilà mais damaa bëgg ba xam ne sénégalais yi duñ ay dof ñu ngi seen xel di xalaat te voilà c'est ça ok aussi maa ngi leen di remercier bu baax si maanaam invitation bi di wax leen ne daf ngeen affaire bu rafet macha allah parce que voilà il est bon que dugg si gox yi di laaj nit ñi seen xalaat loolu franchement initiative bu rafet la voilà maa ngi leen di sant di leen gërëm encore une fois. jaajëfal bu baax El Hadj xanaa damay bàyyi Sonia it mu tàggatoo. bu ko neex it mu sànni ci comme ni El Hadj def rek li xam ne moo ne ci xel yi parce que li ci xel yeeg xool yi fu mu ne nii defe naa xajul sax ci téléphone yeeg caméra yi dañuy bàyyi rek mu am tuuti lum ci sànni. macha allah Mastou lu duf ci nag bi xajul ci cin bi dañuy wax rek dañ koy tëjee rek macha allah di wax ni rek sénégalais nañu ibbi seen bët yu xool bu baax tey informé wu surtout informé wu bu baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp.
di am kontante ci émission nañ ko waxtaanee comme ni muy demee saa su ne rek ay thèmes yu am important yoo xamante ne day laaj société bi day laal xolu société bi macha allah di la nuyu di la ziar di nuyu waa Kifne TV yëpp suñu directeur tonton Moustapha Ngom suñu caméraman Ouze di nuyu suñu waa kër yëpp macha allah. solo di leen jaajëfal yéen ñi ma bokkal plateau bi parce que lii rek dafa neex yal na yàlla dolli jàmm El Hadj yow tamit di la jaajëfal bu baax ndax déplacement ak dérangement dafa metti ba tax na dañ la wax rek nga daal di disponible ñëw toog jàppale ñu ci lu ñuy wax ndax nee nañ xel du doy ndax li nga fi développé rek dafa am solo comme li nga wax léegi sunu président Macky Sall ay promesse am na ko defar naka maanaam na ci jàpp daal réagir ko parce que am na ci solo nit ñi dañ lay jox. da ngay joxe say kàddu nit ñi jël li ñu am jox la ngir say kàddu nga or leen ole que boo waree def dara defoo ko rek or la kon moom na jàppale jeunes yi jàppale nit ñi lépp lu mu waxoon teg ko ci taabal bi mu jéem koo def te xam ne nit la te ay nit ñoo ko jiital te nit bu ñu la jiitalee nag da nga war a def la nga war a def di la jaajëfal baax di am contentement vraiment di wax rek beneen émission it bu ñu amee actualité bu demee nii soxla nañ la fi parce que li nga ciy wax sax ñun ñuy toog ni ñuy jox caméra yi duñ ci am sax boobu kii ba tax na li ñu kiy wax rek nit ñi di seetaan di déglu bu ñu toog rek suñu kër ku mel ni maa su indi la information rek nga téeli wax loo xam ne ni dara amu ci ndax boo toogee ci kanamu caméra bi di wax war ngaa wax lu logique waaye war ngaa wax loo xam ne it boo waxee nit ñi dinañ xam ne li ngay wax lu am solo la di la jaajëfal bu baax di jaajëfal tamit sama caméraman Ousse maa ngi lay bëggee du ma fàtte sëñ Moustapha borom kër gi yàlla na jàmmam yàgg ndax moom bu sañoon Kifne ca kaw ca kanam rek dem te fu mu bëgg yàgg fu mu bëgg mu àgg yàlla na ko fa yàlla àggale di nuyu ba monteur bi yàlla na jàmmam yàgg waaye di leen nuyu di leen ziar émission nañ ko waxtaanee nag nii lay demee saa su ne si actualité rek lay dox li neex nit ñi ak li naxari nit ñi ci loolu rek lay dox di leen wax mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñu joxe dig daje ci beneen émission nañ ko waxtaanee jaajëf.